jërë ngeen jëf coup d'état ci kaw coup d'état ba am ci réew Mali l'Observateur nee na ñun njiitu réewum Sénégal di Macky Sall dolliwaat na ca beneen coup d'état waaye coup d'état la buy jural jàmm askanu réew Mali ubbil yéenekaay bi démb bi njiiti réew yi CEDEAO yi wooteem waxtaan ngir doo ca waxtaane la xew ca Mali président Macky Sall ba mu jëlee kàddu gi di wax dafa ñaan waa CEDEAO ñu xoolaat bu baax a baax embargo gi ñu bëgg a def réew Mali ndax bu ñu ko defee askan wa rek ñoo cay loru ñoo cay sonn moo waral mu ñaan waa CEDEAO bu ñuy embargo première nécessité garab yi nit ñi di soxla bu ñu woppee ngir mën caa faju ak it lu ci mel ne produit pétrolier yi l'Observateur nañu loolee président Macky Sall sàkku dëgg la su amee dana baax lool ci askanu Mali waaye nu mu baaxee ci ñoom rek dina ko baaxee ci poorum Dakaaru ndax yiy jóge bitim réew du dugg Mali yu ca bari maanaam lu jógee 65% yi ca poorum Dakaaru lay jaare ndaje mi chef d'état yu CEDEAO yi doon amal démb ngir waxtaane ca la xew ca réew Mali Le Quotidien xëy na di ñu wax ni mu demee dem ca ba xamal ñu ne Mouhamadou Issoufou président bu Niger Alpha Condé président bu Guinée ak li ñu proposé woon moo dina CEDEAO yebal ay soldats ca Mali ngir ñu dem lijjanti ji situation ba président Macky Sall moo ci dëgg tànkam xamal leen ne àndul ci loolee témoigné nañu diplomatie gërëm na ko coup diplomatique bu nice le président Macky Sall def démb li ñoom Ouattara bëggoon mu di ñàkkante ko soldats yi jël nguur ga ca Mali dem ca ak ñoom ba jeex dugal leen ci tumuranke tëj frontière ya tonkal leen lottal leen embargo réew ma ci loolee le président Macky Sall wax ak ñoom convaincre leen ba xamal leen ne bu ñu ko defee saafara su jur jàngoro lay doon Soleil national xamal ñu ne waa CEDEAO li ñu sàkku ci soldat sa def coup d'état ba ca Mali moo di ñu jëlaat nguur ga delloowaat ko Ibrahima Boubacar Keïta source wa nañu xanaa loolee mooy ne soldats yi dem leen aji weer yu indil ma ne bu ñu nee ñu teg loxo nañu leen libéré bu nuppi jëlaat nguur ga delloo Ibrahima Boubacar Keïta xanaa loolee mooy bëgg guddal mbayum noor docteur Abdoul Aziz Mbodj di professeur ci wàllu droit public ni ci l'Observateur ba CEDEAO de CEDEAO ba léegi musuñoo tëbal ab président de la république cim réew jëlee ko fa CEDEAO fexe ba tegaat ko fa docteur Mbodj dolli ñu ci ne guddi yi ñu toll réew Mali war naa xintewoo leneen war naa yittewoo leneen lu dul naan mi ngi organiser ay élections yi démocratiques Sud Quotidien nañu communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest di CEDEAO mu ngay gëdde yëkkati na fukki sanction ak ñaar di ay daan yu mu bëgg a gàll ci ndoddal soldat yi fuqati nguur ga ca Mali réew Mali ak seen tooke ji ñu dénkaane ca poorum Dakar di nitrate d'ammonium bi libération nee nañu kilifa yu poorum Dakar bi bu ñu nee marchandise ma dafa transité te du fa yàgg ñoo ngi wax lu leen neex nitrate d'ammonium ba def na ca poorum Dakar ñaar fukki fan ak juróom lu jege juróom-ñeenti junni ka coronavirus yi ñuy dégg ci Dakar bi feebar bi duggee ci réew mi ak léegi loolee moo yéem la Sénégal ba tax mu xëyee ko jàpp na ne diwaanu Dakar ak ni mu ne lëjj ci wopp si ba ci bopp ak baat doon na lu doy waar mbir meneen mu doy waar mi ngi ci xët mu njëkk Source A kërug transport gii di Dakar Dem Dikk la ñu xamal ne ay boro ko sonal ñoo ko sëkkatal ñoo ko xoj ba di ko bëgg a rey Dakar Dem Dikk amel na IPRES Dakar Dem Dikk amel na caisse sécurité sociale Dakar Dem Dikk amel na IPM directeur général bu Dakar Dem Dikk di maître Moussa Diop di leeral ci yéenekaay bi ne bor yi Dakar Dem Dikk amel IPRES yàgg na fa mat na ñaar fukki at ak benn moom ba muy ñëw fa la ko fekk ba jotoon caa dugal juróomi milliards ginnaaw milliards yi magistrat yi La Tribune nee nañu yaama nekk maa ne la jàngi ne xus ci biir magistrat yi réew mi ku ci nekk ci ñoom yorok fitalam di fital sa morom juge Ousmane Kane mi démissionné ci bureau union des magistrats du Sénégal juge Yaya Amadou Dia waxal na ko lu ne weng dem sax ba di ko tuumal ak guerre le témoigné nañu guerre bu rëy moo nar a am ci seen biir ñoom magistrat yi ndax magistrat Ousmane Kane nee na dafay defu conférence de presse tey ji ci suba gi ci Kaolack ngir leeral la xew fa coow la soqee ko di affectation Ngor Diop ca tribunal bu Kees président union des magistrats du Sénégal di Souleymane Teliko mi ngi wax ci Les Échos ne membre yi ci biir union des magistrats du Sénégal bu ku nekk ci ñoom defoon sa wareef kon affectation Ngor Diop du jàll ñu jàll ci xët mu njëkk l'Observateur xooli fa lees xamul nees koy jàllale ca njaareem la ñu yéenekaay bi ne benn waay bu ñu naan Adama Mbaye moo fi yéenekaay bi nañu moo di Adama Mbaye dafa tëdd ak jabar ji guddi soxla jabar ji laaj ko boppam jabar ji ne ko sama yaram neexul bàyyil ba suba Adama mer gis boppam génn ci biti jëluw yat ñëw dóor ko jabar ji ci awra ba jabar ji xëm l'hôpital la yeewoo ni rek moom moo di Willy Pandé gi nga xam ni Thierno Alassane Sall daal dina koy Willy Pandé nguuruk Macky Sall ci ab téere bu mu duppee protocole de l'Élysée confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole muy wane anam ya nga xam ni njiitu réew mi Macky Sall na la joxe koppar ula fexe ba riisal kii di rakkam Aliou Sall ak homme d'affaires bi di Franck Timis ak yeneen i mbir yoo xam ne nii di ay mbóot yëkkati na ko ci biir boobu téere ab plainte boo xam ne nii dañ ko gàll ci loosu ñetti directeurs généraux di bu impôt et domaine bu port autonome bu Ndakaaru ak bu DP World nga ko def di association bi nga xam ni moom mooy watook aar li ñu duppee jaww ji maanaam écologie ñu ni loolu nag mi ngi jëm ci ñàkk sàmm ak convention biologique jëm ci wàllu ko projet Ndayane daa ngeen ci dégg Abdourahmane Diallo ci biir xibaar yi directeur bu centre antipoison di artu Mamadou Fall di xamle ni li nga xam ne rek moom moo di nitrate d'ammonium di ab tooke goo xam ne nii ma nga ca port bu Ndakaaru mën na indi jëye rawatina ci askan week seenu ko noyyi waaye yenn ci ay explosion dem sax bay daaneeli bâtiment daa ngeen ko dégg ci biir xibaar yi tàggat yaram
ak Coro News ak li ci yéenekaay yi moom mooy ndar képp xibaar yi buñ ci boolee wàllu aada ak cosaan dal leen ak jàmm. Alioune Ba moom moo nekk ci machine bi gannaaw ba ñu leen nuyuwaatee di rafetlu seen àndandoog rajo Futur Média dañ koy doore comme nañ ko waxee ci bopp xibaar yi ak Thierno Alassane Sall mi nga xam ni génne na ab téere duppee ko protocole de l'Élysée confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole ci booba daal mu yàq fa lu mel ni xeme nguuru ko Macky Sall sulul leen ay mbóot yu am solo mu ni sax ma ngay wane ca boobu téere naka la Macky Sall def ba riisal kii di Aliou Sall di rakkam ak homme d'affaires bi di Franck Timis waaye timit ci lu jëm ci yenn ko mbir yu ci demee ni ARTP 4G ak autoroute à péage Makumba Bey moo ñu yëral boobu téere. Le protocole de l'Élysée mooy fukkeelu chapitre ak ñaar ci biir livre bi Thierno Alassane Sall di ci nettali xeex bu yàgg bi mu doon xeex ci biir gouvernement bi ngir ñu bañ a saax-saaxee alali réew mi bi muy nekk directeur général ARTP ministre des infrastructures ak ministre du pétrole mu ciy nettali ni Aliou Sall weñee loxo Macky Sall magam ji doon président de la république gannaaw bi te kat booba fekk na Macky Sall ak Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'énergie booba mu leeroon leen naññ ni pétrole bi ñaari bloc yi ñu ci joxoon Petrotim dara jaaru ci yoon Aliou Sall fexe ba soppi loo leen xalaat Thierno Alassane Sall ni mooy complot ci wàllu xaalis bi ëpp doole ci taarixu Sénégal Macky Sall ak Mohamed Boun Abdallah Dionne ñoom itam gannaaw bi ni ñu ko defee seen yittey bopp ngir aar intérêt Petrotim bëgg Cosmos signé ak moom ba xiixaan ko ni ko dañuy indi Exxon wala Gazprom bu ngeen signéwul ni teefoon koy def yokkal ma jaay la mbaa ma jaay kële ak yeneen xeeti dogal yoo xamante ne ni def nañ ko ci boo koy liir sax da ngay bëgg a wàccu protocole bi ñu tuddee livre bi ñu ngi ko signé ñaar fukki fan ci weeru décembre 2016 ca ba Macky Sall di amal visite d'état ba France taxoon Total war a mën a ñëw seet si fii pétrole ci réew mi protocole boo xam ni waaj nañ ko ba keroog bañ koy signé lañ ubbi ministre bi nee na ci la koy soog a gis ci biir livre bi lépp ñu nëbbu ko loolee moo wéy ba keroog ni mu génnee ci gouvernement bi waaye njëkkoon naa bëgg a génne ci gouvernement bi cëy waa ji chapitre bi ñu koy nettali ci biir livre bi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre 2016 la dem palais réunion yóbbaale lettre d'émission ndax dafa bañoon a signé transaction bi doxoon diggante Timis ak BP président de la république woolu premier ministre mu ñëw toog ñoom ñaar ñu seq fa kàddu yu ñagas jonn ni ko dangaa war a def li la président defloo ministre bi ni ko man duma bouton jonn ni ko man double bouton laa le protocole de l'Élysée nag nettaliwul rek yoru ni pétrole bi ki fi doonoon directeur général ARTP mi ngi ciy fàttali xeex bi mu xeex foofee ak Cheikh Amar Moustapha Yacine Gueye bu MTL Pierre Goudiaby Atepa ak notaire bi leen doon jàppale di Moustapha Ndiaye ba ci Ndongo Diaw mi nga xam ne moom la remplacé foofee banditisme financier gi Ablaye Wade def ci ARTP xel mënul xalaat président de la république di def loolu cim réewam Macky Sall ni mu sëlëxe licence 4G bi waa Orange amul audit amul étude toog ak DG France Télécom rek xëy dem conseil des ministres ni leen joxe naa ko autoroute à péage bi ni mu leen bàyyi waate ñu continuer ak yeneen guléet nag koo xamante ne nii dara ump ko ci pétrole bi mu daan fekkee réunion yi ci gën a kawe yor documents yi ci gënoon a nëbbu di wax li xew mu doon nag lu diis ci nguur gi ñoom ñi nga xam ne ñoo doon bàkkoo yorin wu leer te rafet meneenu mbir moo xam ne nii àgg na ca yoon moom mooy lu soxal mbirum port bu Ndayane directeur généraux yi di bu impôt et domaine bu port autonome bu Ndakaaru ak bu waa DP World ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di waa convention universelle sur diversité biologique daal dinañ leen di yóbbu fa mbaxane nekk benn nee nañ dañoo defuk jalgati jëm ci wàllug alam gi ci boobu projet moo taxit plainte boobu teg nañ ko ci seen ndodd loolu nag jëm ci wàllug surtout ku Ndungumaan ak la ko wër Abdourahmane Diallo. Bassirou Samba Niass Aboubacar Sadikh Bey Alassane Diop ku ci njëkk di directeur général impôt et domaine keneen ki di directeur u port ku ci mujj mooy directeur DP World Dakar ñoom ñett yépp nag seen loxo dugg na ci projet bi nga xam ni moom la ñu war a amal ngir tabax port bu Ndayane ñoom ñooñu nag la ñu daal di porter plainte ñi def li ni mel mooy association pour la défense la protection et la sauvegarde écologique nekkee Ndugumaan ak li ko wër liñ leen di joxoñ baaramu tuuma nag mooy ci projet boobu amul waxtaan bi nga xam ni amal nañ ko ngir ñu laajte askan wi ci lu jëm ci wàllum suuf si jëm diggante Ndayane ba Tubaab Jalaaw kuréel gi nga xam ne poète bi di Amadou Lamine Sall moo ko jiite di xamle ni port boobu buñ ko fa defee ci yeneen anam bi dina am ci li mu yàq ci gàncax bi te Sénégal bokk na ci convention universelle diversité biologique ñi dëkkee boor boobu di xamle ni projet bii dina indil jafe-jafe yu tàkku ci seen wàllum wér-gu-yaram wàllum nooy ak xeet gi ni mel waaye tamit seen wàllum kaaraange te ñenn ci ñoom sax dinañu ñàkk seeni suuf jàpp nañ ni
ni étude bi nga xam ne dafa jëm ci wàllum gàncax bi respecté wuñu ko. kuréel gii ñu duppee association pour la défense la protection et la sauvegarde écologique du sud de Ndougoumane ak li ko wër di xamle ni lu toll ak 200 hectares la ñu prévoiroon ngir port bi waaye tey jii nii lu toll ak 200 hectares la service des domaines bu Mbour daal di jagleel projet boobu. tribunal bu Mbour nag tey la waroon amal ab audience ci juge des référés ñu dëggal ni mën nañoo àtte directeur général bu impôts et domaines bu port autonome bu Dakar bu DP World waaye audience boobu mu jéewul am tey te jàppaguñu bés biñ ko war a amal. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. Abdourahmane jaajëf ngeen di wéy di déglu xibaar yi ci rajo Futur Média juróom-ñaari simili moom moo bootu ci juróom-ñetti waxtu ci suba ca Ndaayaan ak ca Malicounda. ak RFM kumpa jeex na. tooke gi ñu duppee nitrate d'ammonium te mu nekk ci port bu Ndakaaru professeur Mamadou Fall daal dina ci artu moom mooy directeur bu centre antipoison mu ni su fekkee daal tooke googu amuñu ay conditions yu ñoŋ yoo xam ne nii daal mën nañ ko sàmmee ka woto mën na am ay risque yooyu sax dina dem ba indil askan wi ay jafe-jafe ci wàllu ko xol waaye tamit ay explosion te dégâts yooyu sax mën na dem ba daaneel yenn que bâtiment yoo xam ne nii ñoom ñoo ko jigee ci diirub lu toll ci 6 kilomètres professeur Mamadou Fall dañ koy déglu ak Jomaro. waaw gàllankoor bi mooy dañu ay produits yoo xam ne nii dañoo war a xool fi ñu koy teg ak li dendeek moom parce que produit yi bu dee moom dafa ne amul loo xam ne nii yëngal na ko parce que ñu ngi wax ne dafay exploser lii indi explosion bi nag mooy moo xam dafa nekk jege lu tàng am safara laal ko wala ñu mélanger ko loo xam dafa gaaw a tàkk lu mel ni essence yu mel noonu mooy tax bu amee tàngaay bu yegg yenn degré yi rek ay 120 130 degré départ de feu boobu moom mooy entraîner décomposition produit bi dafay décomposer wu bu ko defee explosion bi day gaaw te bu exploser surtout que quantité yu day noonu mën na dem jusqu'à ay 5 kilomètres onde de choc du doon lu tàkk mais daanaka day daaneel ay bâtiment te comme dafa bëri plus muy tàkk plus choc bi di gën a grave mais bu dee nag pour ci li muy def ci nit directement bu dee produit bi rek te kenn kii ko souvent mën na la indil ay problème ci sa noyyi comme ni asthme di defaate waaye li ci gën a grave daal mooy explosion yooyu nga xam ne mën na ci am te li koy indi mooy mu dendeek lu ko mën a taal ñu denc ko ci conditions yi jaarul yoon comme ni ma waxoon sànq rek bu fekkee teg nañ ko fi ñu ko war a teg li ko wër ñu xool ko bu baax produit bi mën na fi def des siècles du doon loo xam mais xalaat naa ni port Dakar musuma fa dugg mais xalaat naa ni nekkul foo xam ne nii produit war na fa mën a yàgg lu ñu mën a def daal buut faneen fu ñu ko teg sécuriser que je pense que dina nekk ndimbal ci ñëpp surtout ci dëkk bu ndaw bu mel ne Dakar. wàllu kaaraange googu sax la ñuy waxtaanee gannaaw ji nga xam ne xew na démb ca fële di institut supérieur de formation agricole et rurale di ISFAR nekk ca Bambey ab ouvrier bu fa doon liggéey daal di fay amub l'accident ba ñàkk ca bakkanam loola tax ñu samp laaj accident yu bëree bëri yi am ay ouvrier yoo xam ni amuñu benn qualification ñoom la ñu koy jox te loolu bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñoo xam ni seen xel màcc na ci wàllu woowu ñeen jox ni yenn saa yi daal moom mooy def yooyu liggéey di ko jox ñoo xam ni daal liggéey ba mënewuñu ko wala amuñu qualification ba Babacar Diouf. teewaayu ouvrier wala sax ñoo xam ne dañuy liggéey ci bâtiment wala ci amuñu ci benn qualification dafa bëri fu mu nekk nii ci jamono yi ñu toll dañoo yombal loo xam ne nii ci jamono jafe woon na nga gis ko lool benn ouvrier boo xam ne nii ci bâtiment la doon liggéey moom mu ngi ñuy xamal ne balaa nga doon sax menebar ci chantier dafa am fu bari foo xam ne ni dinañ la fa jaaral tas sa dënn wante tamit toj sa xol wante fi mu nekk nii loolu lépp dara amatu ci menebar yi dañ leen di jël rek ndax am nañu doole wala sax buñ leen joxee liggéey danañ ko gaaw a def jóge fa amul benn mesure de sécurité maanaam kaaraange boo xam ne nii dinañ ko amal ci seen ab liggéey duñu sol casque boo xam ne nii dina muur seen bopp wala sax ceinture boo xam ne nii bu nu bëggee daanu dina leen mën a téye ñaata ouvrier ñoom ñoo dee ci ay chantier kenn xamut accident yooyu ñuy lim yëpp dinañ def xayma bi ba xam la dëgg-dëgg lan moo ko waral mu mel ni loolu yëpp dara nekku ci nan lañ mën a expliquer ab élève boo xam ne ni ci école franco-arabe la doon jànge mu mën a jot ci chantier ba di liggéey ab lavabo ci institut public noonu def ba engagé ko ci chantier boobu nan sax lañ ko naroon a fayee xaalis ba nga xamante ni moom la fa liggéey mu di ay laaj yoo xam ne ni dañuy samp di wane rek ne fi nga xamante ni moo di Sénégal passation de marché wala sax entretien des bâtiments publics nekk na fi loo xam ne ni